jërëjëf mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon rek ci seen Ngoundiane TV international seen émission bi nga xam ne moo di un candidat face à son peuple ñu fas yéene di ko génn seen première numéro mooy bi nga xam ne itam moom la ñuy door a commencé muy li nga xam ne dem nañu fii itam fi nga xam ne moo di jàkk seeti ki nga xam ne moo di Assane Sène bi jiite li nga xam mooy mouvement ànd defar sunu gox fekk nañ ko fa ci li nga xam en pleine campagne itam ba mu ñëwee am na li nga xam ne yéey na ko yàbbi ci li nga xam ne mooy campagne électorale bi nan la ko gisee ak foofu ak programme bu bees boo xamante ne indil na ko wax du jaar kon ñu teewlu Assane Sène ay wax ci sa bopp yombul ginnaaw bi ma leen nuyu sant leen gërëm leen par rapport ak initiative bu rafet bi ngeen am nii di gërëm suñu borom gërëm suñu waaju ndax bu ñu demee bay am taxawaay bi ñoom ak ñoo tax di laa gërëm waa Ngoundiane yëpp ndax am na population bu ma uuf gëm ma tete ma jàppale ma gëmloo ma gëm sama bopp ba taxawaay bi ma taxaw ci wàllu politique ba heure bii ñu jàpp ne war naa ngembu comme nii ngembu laaj comme nii laaj parce que am nañu compétence bi am nañu expérience bi am nañu yéene bi am nañu volonté bi te am nañu mën-mën bi donc Ngoundiane fu mu ne nii jële ko fi yóbbu ko ci feneen Assane Sène nag boo koy wax ndaw la bu dekk jaag Mbodakhan judo vers les années 80 jànge fii école primaire am fi sama 36e à l'école Buj Ngom dem Xombol Sène Koumba Diagne am sama BFM dem lycée de la Fosse jóge foofu dem à l'université dem département de philosophie fa la amee sama DEA jóge foofu dem école normale am sama KS jàngale di war a mat peut-être 8-7 ans ma jóge foofu ñëw Dakar jàppale Macky Sall mu accéder au pouvoir ma nekk conseiller au ministère des forces armées di war a mat 7 ans ma jóge foofu xaw a arrêté tuuti dem CESAC am sama lijaasa en MBA en administration et gestion donc nekk également véritablement initiateur APR au niveau de Ngoundiane dem ba bu ma bëggee yaatal géew bi également ma créé mouvement Ngoundiane bu bees bu képp koo xamee ne bokk nañu valeur bokk initiative bëgg Ngoundiane ñu mën a ànd ci yoon bu yaatu boo xamante ne ay mbirum politique politicienne taxu koo jot mais kuréel boo xam ne ay valeur ak ay bëgg bokk ndey bëgg bàyyi defar Ngoundiane ndax gëm ne c'est une localité qui a beaucoup de potentialité mais lu ma am ci koom-koom ak lu ma am ci mënin ak compétence ressources humaines et naturelles jëriñu ko nu mu ko war a jëriñee ndax dayoom fu mu àgg ci côté koom-koom méngawul ak li nga xamante ne niveau de développement bi nekk au niveau de Ngoundiane loolu lañ bëgg a méngalee loolu tax ñu dugg ci politique véritablement présentement ñu ngi conseil à la présidence fa la ñuy liggéeyee mais dañoo ne au delà li ñuy def ci wàllu social wala yëpp di jàppale doomu aadama yi en fonction de nos possibilités il faut ñu taxawaay bu mucc ayib boo xamante ne Ngoundiane dinañu wóolu jox lu chaise ba ñu toog ci nekk avocat digganteem ak état digganteem ak bailleur yi indi fi coopération décentralisée développé Ngoundiane jëm kanam jeune Ngoundiane mën a gis seen bopp ci Ngoundiane jigéen ñi Ngoundiane nga xam ne ngay foofu Dakar nekk seen i coono yi mën a gis seen bopp si Ngoundiane de façon sommaire loolu mooy Assane nitu ñëpp nag ndax man aw ma xaar may laaj kenn yàlla dafa dogal mel ne ku laye biir koo xam ne ñëpp laa yéene jàmm candidat yi nga xam ne ñooy xëccoo ku nekk su ma la wooyee nga jël sama téléphone mën naa leen dajale ñoom ñëpp autour de l'intérêt de Ngoundiane ndax xam nañ ma te ku nekk xamante nañu xëccoo ak xiiroo amul suñu diggante dama jàpp ne rek fair play da am na am ku nekk sa morom lu mu am na nga ko bàyyil yow li nga am ñu bàyyil la ko ku nekk sabablu di des ñu bàyyi ko di loxo suñu borom ku mun na ma teg ci bopp Ngoundiane ñoo xam ne mu nangul ko jàppale ko mu liggéey Ngoundiane gis ci boppam. Assane li nga doon def gënal woon yow politique jàngale bi nga doon def. kay moo gën a yomb ci politique. kaw nga bàyyi ko. waaye tax ma bàyyi ko damay jàngale nag prof de philo di jàppale ay doomu aadama yi bari nag donc Podor laa njëkkee jaar Ndioum jaare foofu ñëw jaar si romb Saint-Louis ñëw Dakar voilà maa ngi doon jëriñ ay doomu aadama yi bari au delà de Ngoundiane waxuma la sax élèves yi ma doon jàngal mais cours de vacances lépp laa doon defar doomu Ngoundiane yi man ma toog Ngoundiane gis yu bari yoo xamante ne quand même war nañ ko mën a joyante ay tolof ay xat-xat gis ay doomu Ngoundiane di am yenn difficulté yi yoo xam man te ñàkk gis ay borom alal di ñëw di exploiter suufu Ngoundiane te njeexital bu mu war a am au niveau de Ngoundiane amu ko gis ñoo xamante ne dañuy jël seen tool
indemniser la indemnisation bu dérisoire keneen ñëw jàmbur di exploiter ay milliards di tirer profit de façon avantageuse au niveau de Ngoundiane borom tool bi di loru ak liggéeykat yi nga xam ne liggéeykat yi également ak yelleef ak doomu aadama kenn du ko fa respecté ñii di dee ci ak accident de travail ñii di lafañ ñii di am ay problème te kenn du topp seen dossier au tribunal ñu mën leen a indemniser yu bëri yoo xamante ne quand même intellectuel mënu nekk si dëkk nga am jàng am xam-xam am jaar-jaar ngay noppee ci loolu boo ko defee tubaab defa ne la complicité c'est une culpabilité da ngay dem ba war nga xoolaat sa bopp te ginnaaw bu ñu mënul dañu mënaloon dañu jàngal dañu ñaanal je crois que suñu réussite ak suñu liggéey warul yem uniquement am sa poste nga dem liggéey yemale ko ci sa njaboot war nga am taxawaayu homme de développement politique de développement maam fépp foo ne foo mën a taxaw nga mën a jëriñ doomu Ngoundiane bu ne et de gëm naa ne loolu association yi mën na ko volontariat simple mën na ko yenn structure mën na ko mais politique moo di gën a gaaw ndax dañ lay jox baat dénk la jox la confiance ngay doxal am sa budget am seeni moyens donc am ñi nga àndal ñoo xam ne am nañ compétence nga fexe mën a jël dëkk bi gérer le destin de la localité en main jël ko li nga yéene ci dëkk bi mën ko doxal en fonction de tes compétences et de tes moyens et de tes programmes loolu mooy dugg jàppale Ngoundiane jàppale doomu aadama yi mais surtout également yóbbu Ngoundiane au delà fu mu ne parce que Ngoundiane bu mu nekkee Ngoundiane ba léegi daaw da parce que xam nga ne Ngoundiane am mosul am député Ngoundiane mosul am ministre conseiller nga am na DG c'est bien suñu bay joon nii DG bi ma woo ñu kii sant c'est le premier Ngoundiane mosul am c'est un conseiller dans un service man maa ko mos a doon au niveau de Ngoundiane et ñaata ay doomu aadama ñooy nekk ay doomu Ngoundiane di jëriñ Sénégal di jëriñ le monde partout ci activité yëpp partout Ngoundiane bëgg a nekk di toppee rek te war a ñu war a gëm suñu bopp taxaw bu mëcc ay ba Sénégalais yi dégg ñu ndax am nañu compétence ay ressources humaines bien formés ñoo xam buñ dajaloo nekk benn fu ñu lu ñu nam bëgg a nam ci Ngoundiane nañ ko def loolu moo ma tax a jóg donc man maa gis au delà de Ngoundiane jaar-jaar la wane sama bopp sama yéene ci Ngoundiane ma wane ko bu jàllee ma dem wane sama yéene ci Sénégal yor drapeau Ngoundiane nag avec fierté fu ma mën a doon dans le monde may wane man doomu Ngoundiane la doomu Ngoundiane mooy def yi te dara jomb ko te gëm naa ne loolu jomb ma te waa Ngoundiane mun ma jàppale woolu walay lazim nañ faaj ndax gëm naa sama bopp te ñi ma àndal ay góor lañu wóolu nañ seen bopp am nañ compétence yóbbu Ngoundiane furam fu mu nekk tey. voilà dañuy dugg si politique bi rek Assane xam naa ne ci seen li ngeen xam ne moom ngeen seq ni mooy commune bi ngeen di xëccoo. dafa mel ni su ma déggee seen wax commune bi daal ñi fi ne defuñ fi dara loolu ngeen bëgg a wax. non loolu gàtt xel. ak bëgg falu. dama koy wax saa su ne ci sama campagne du tax ma ne ma gis nañ ne dara newu fi ku xam Ngoundiane dem ak tey nga xam ne am na jéego yoo xam ne teg nañ ko fi yoo xamante ñi fi nekkoon def nañ ko. sama papa Ousmane ñu fekkewu ma jamono waaye fekk naa astu suñu nijaay suñu frère suñu lépp di Abdoulaye Gora Ngom donc voilà am na jéego yu mu def en matière de développement suñu frère du suñu lépp Mbaye Dione également nga xam ni ñoo ko jàppale sax déjà bu ma agsi fu ma ak ndax fal ñoo ko fal en 2009 contre même sama volonté papa qui était très socialiste donc am na jéego yu mu fi def en matière de développement donc le fait que ma ngémb dama gis ne Ngoundiane booy nag niveau de développement bu ko méngalee dëkk yu ko wër dans le département muy Touba Toul muy Ndiayène Sira muy Thiénaba muy dëkk nekk dans le département de Thiès ndax boo jëlee budget mu Ngoundiane nga comparé ko budget yooyu yoruñu dara par rapport ak Ngoundiane yoruñu benn koom-koom di war a mën tax ñu am ba développement te am na li nga fay gis doo ko gis Ngoundiane benn ñaar dama jàpp ne booy comparer Ngoundiane da ngay dem une localité comme Sandiara une localité comme Malicounda localité comme Saly ñooñu nga xamante ne am nañu ressource fu ñuy tirer ce profit pour mën a gonfler seen budget nga comparer Ngoundiane par rapport à cette localité nga xam ne Ngoundiane avancé na wala avancé woon terewul ñi fi ne am nañu effort yu ñu commencé def yu am solo yoo xamante ne ñu ngi koy rafetlu di leen ci féliciter mais dama gëm ne par rapport ak fu ñu war a mën a àgg ak li war a mën a nekk au niveau de Ngoundiane dese na jéego yu bëri yoo xamante ne dafaguñ ko te ñun nam nañu def loolu donc suñu engagement nekkul ne li fi nekk dara amu fi am na lu dox mais am na lu bëri li doxul te
te am nañ yéene bu ñu ñëwee dinañ ko doxal incha allahu rabbi ndax am nañ yéene jël Ngoundiane te gëm naa ne waa Ngoundiane dinañu jàppale ñu àgg fi mu bëgg a incha allah. ok Assane candidat bi nga posé nii est-ce que nekkul loo xamante ni da nga ko forcer rek est-ce que li nga waajaloon la. waaye bon de toute façon dama ko yàgg a dugal sama xel li ma duggee ci politique ba léegi di politique dama jàpp na tôt ou tard dinaa mën a nekk mës a nekk candidat à la mairie de Ngoundiane ndax dama gëm ne li ma yéene waa Ngoundiane ma nekk maire kese moo mën a tax man yéene boobu mën a yëg. kon kuy xalaat loolu bu mu déggee politique bientôt 10 ans. kon kooku nekkul ne mënu nekk ci impréparation. fi mu xaw a sooxe rek tout simplement te dama koy wax face à fu ne ñu may naan voilà da nga yéex a ñëw ak nangam ma ne leen du mbir mi du yéex a ñëw xam nga ku yéex a wax lii laa bëgg te yéexul jëf ci yow te yéexul dox ci say soxla te yéexul jàppale la kooku bu nu ko dafa yéex xam ku yéex mooy koo xamante ne dafa xaar ba bëgg soog a feeñ dafa xaar ba soxla bu nga war koo jàppale mu soog la naan maa ngi nii mais man nag bi ma duggee pël bi waa Ngoundiane yow mën nga ci seede ak ñeneen 10 ans de social lu ma ñàkk waa Ngoundiane ñoo ma ko ñàkkloo social di def lu baax di wax lu baax xëy ba lu ma kenn besam kon man pare naa bu yegg par rapport à cela peut-être retard bu ñu ko waree am mooy par rapport à ma coalition te li ko waral dafa am li ma tënkoon dama bokk ci benn bokk yaakaar te jusqu'à présent génnuma ci ñu am benn njiit muy Macky Sall man ak Mbaye Diène ak Mbaye Faye Yipa ñu bokk benn patron bi mooy président Macky Sall. ñu déggoon ne ñu wax ñu ne mooy tànn candidat Benno au niveau de Ngoundiane. ma ne leen li ma gënal mooy d'abord ñu def ay primaire waxtaan sunu biir bu ñu tànnee kenn waxtaan sunu biir tànnee kenn xam ne kii la ñëpp jiitu topp ci moom mais waxtaan boobu amul ñu jékki-jékki rek am ko ñu tànn ma waxtaan ak samay njaboot ñi ma nekkal di ma jàppale politique saa ci ak baatin ñu ne ma gis ñu bopp ci tànneef seen bopp tànneef boobu man lañu bëgg ñu tànn tànnuñu ma naa dem rooti feneen looloo waral fu ma yéex a wax yépp ak le fait que defuma communication très tôt comme les autres nga xam ay électrons libres lañu lu leen neex ngeen ñu wax mais man melu ma noonu dama am njaboot am kilifa ci politique am lépp ci am wasila ci politique kon man mënuma demee noonu li yéex na sat mais yéexul parce que yàgg naa jëf ci population bi. mais pourquoi sa kilifa tànn ba pare nga bañ a def li mu parce que en tant que le président bu jëkkee dafa tànn kenn kii moom a jiital commune Ngoundiane mais yow. non xam nga kilifteef ci politique daaw la dafa doy waar. pourquoi kenn mënu koo méngale ak kilifteef ci kër. Macky Sall sama kilifa ci politique mais du sama papa du sama nijaay du sama leneen. hiérarchiquement politiquement parti bi ma nekk APR moom la jiite ak Benno Bokk Yaakaar mais Macky Sall ndigal bu ma mën a jox ma topp ci mooy ndigalu politique tout simplement te ndigalu politique moom nekk loo xam da ngay gëm di ko appliquer da nga koy càmbar xool ko ba xam ni boo ci gisee avantage nga def ko boo si ko avantage di gis li nga xam moom nga gëm li ma gëm ndigal bu ñu joxe Benno Bokk Yaakaar yépp danañ topp ci yenn candidat yi wekkuñu fukk ko fu leer. pourquoi lu tax wekkuñu ko fu leer am na goxaan yu bari yoo xamante ne dañoo jàpp ne di fa ëpp doole. bu ñu dégloon la population def seen sondage yu objectif xool situation locale déglu population après population dina xam ne tànneef bi wéeruñ ko fi ñu ko war a faire maanaam objectivement dama gëm ne sondage yu ñu am bu fekkee am nañu sondage méngoowul ak la réalité. li xew fi ndax itam la xew fii. li xew fii mooy Ngoundiane dañoo bëgg a soppi ki fi ne. def na fi dara de mais am na yu bëri yu mu deful te Ngoundiane li nekk ci xolu Ngoundiane yi. est-ce que buñ ko ñu koy wax. guddeeg bëccëg. mooy bëgg nañu Mbaye doon dem keneen toog. waa Ngoundiane ñoo wax loolu wala yow yaa ko wax. waa Ngoundiane ñoo ko wax. fu ñu ko waxee. partout foo dem. xew yi ngénte yi daaw la xam naa li may wax. non bul def affaire politique politicienne. waa Ngoundiane ñoo wax loolu. non attends waa Ngoundiane te maire Mbaye Dione. foo fu ñu tourné. dëkk bi fees dem. kon kay ça veut dire que nit ñi liñ tànn noonu am. ah bon loolu foo gisee. fu ma ko gisee. man de li ma am na li ma gis mën naa ko wax. oui xam bëgguma di wax ci candidat sama nawle. mais yaa ma poussé ma wax ci. xam nga leen mën naa am une chose est claire man yomb na daaw de su ma jógee fii sama caravane jaaj. feesal sama oto yëpp ba ñu fees. dëkk bu ne ma dem fa. su ma demee wàcce samay mbooloo. kan mooy gis loolu du mbooloo. man li ma gëm. loolu xew kon loolu ngay def selaat def ma ko. non yéen ñëpp yéen a koy def. man duma ko def te defuma ko lan ngay def li may def mooy. waaw su may dem ñii kese laay àndal. yéen waaw sama staff
ñoom lay àndal fekki sama beneen mbooloo feneen c'est ce que j'ai fait doo importe quoi. xalaatuma ko xam lu ko waral dama liggéey jëflante ak nit ñi wan leen ngor ak ay valeur ak ay principe ba ñu gëm ma bakkuma sama bopp nag mais ñooy wax may dégg li am solo nañ dëggal seen wax rek bu jour baax d'accord loolu ci am solo dinañ ci dikkaat bien. waaw bëggoon nañ xam fan la mbir yi sooxee fan la mbir yi amee problème dëgg waaw ci Ngoundiane ci Ngoundiane voilà bu ko defaree dina changer voilà ma jox la ñaari pàcc am nañu programme bu ñu tuddee Ngoundiane bu bees boo xam ne ñu ngi koy teg depuis 2 ans yàlla noppi def na pare na bon on ne vous a pas invité mais def nañ présentation cérémonie présentation programme Mbourwaay depuis je pense le 28 novembre bi passé si je ne me trompe pas am na directeur de campagne nekk bi sax ñetti pàcc puisque 25 minutes ngeen wax donc ñetti pàcc rek ma jël ko bu ñee ñaar wàllum jigéen ñi ak wàllum daggum suuf si rawatina suuf si nga xamee dañ ko jël pour carrière voilà Ngoundiane li fi xew daaw la xamalal la te doxul te neexul benn doomu Ngoundiane dañoo amul pexe xam nga suuf domaine national la kenn weddiwu ko waaye état daa am lu ñuy wax démembrement de l'état ki leen fa nekkal maanaam conseiller municipal am na droit état bu soxla mbaa keneen bu soxla mu war a délibérer mbaa bañ a délibérer am na droit joxe son avis par rapport li nga xamante ne dafa jóge feneen muy autorisation d'exploitation ak lu mu mën a doon mais li ñuy gis fii bu ñëwee dañuy làqatuñu Macky Sall moo soxla suuf di état soxla suuf tag seen bët dagg duñu xool ndax dagg bii ki ñuy daggal lu muy indi na loraange wala indi na lu baax ci dëkk bi la preuve coow nitrate bi dégg ngeen ko jarul ma ci xuus. lan moo ci ne coow nitrate bi. ma ñëw dinaa ci ñëw. li ñu gis mooy daaw da yow da ngay am sa tool boo xam ne ci say maam nga ko jëlee. nga bokk Assane Sène ak Moustapha say doom bàyyi ñu bari ñu dog ko jël la carrière bàyyi ñeneen ñi ci des muy indi xiiro ak pàccaxoo ci biir kër yi ñooñu sax dañuy xalaat ne sax ñaaw jot da ngay gis ak le maire ba mu jël la bàyyi ñeneen ñi li ñu gis mooy booy jël da ngay jël ñëpp ndax ñoo bokk tool bi ndax li ko waral. ki ngay jël salaire bu muy am salaire de misère bu jot matul tous am naa ci ay preuve am na ci boy yi may liggéeyal jël nañu seen tool ñu ngi koy jël 3 jours lay liggéey 3 jours yooyu bu ñu ko jëlee balaa ñu ko jëlaat yeneen semaine te bari na ay plus de centaines de gosses yoo xam ñu ngi dëkk bi di taxawal amatuñ fi ñu bay te dëkku àll xam lu ñu am mbay ak sam bu defee demee ba loolu mënatoo ko am ba dëkkuwaay sax pour nga am ko problème la da ngay bind bëgg fi nga dëkk nga am toutes les difficultés pour mën a am fi nga dëkk te jàmbur bu ñëwee facilement ñu defal ko délibération koo xam ne dëkkul Ngoundiane loolu am au niveau de Ngoundiane man yaa ci suuf si tuuti rek. ok ok bu fekkee yow da nga ñëw nekk borom bu bëgg koom-koom. bëgg suuf ndax carrière xam nga borom alal nga am nga doole ba pare soo suufu gi ngay jël kooku amul doole suufam rek la yaakaar dama jàpp ne boo ko jëlul ñëpp ci carrière ñuy liggéey embauché leen ñu am gëdd bu am solo ba nga xamante ne dañuy xel di gagné. loo xamante ne quand même méngoo nag lu ñu doon am ci tool mbaa lu ko raw te daf ko war a raw sax loolu boo amoon la moindre des choses li ma gis mooy koom-koom biy feeñ ci sa entreprise yow mi nga xam ne yaa jël tool bi am na cëslaay tuuti loo xamante ne war na di gën di dem ci gafaka ki nga xam moom tool bi mais boo joxe tool ñu indemniser la 500000 par exemple nga def ci fondation bâtiment mu jeex furaas ki jël tool bi di jëriñu tool bi ba faw yow moom borom tool bi nga loru ba faw loolu am Ngoundiane borom tool yaa ngi fii di taxawaalu. nga bëgg a wax léegi loolu kan moo ko def. mairie Ngoundiane moo ko def. mairie Ngoundiane. parce que mooy dagg suuf si keneen daggu suuf si ku lay naan Macky Sall la keneen waxu kasaw la état am na dooleem. permis d'exploitation service des mines moo koy joxe par délégation étatique mais service mine waxul la da ngay gëm dagg am na ay conseils yoo xamante ne dañ leen a fal. ñu représenter la population dañoo war a càmbar tous les dossiers de délibération buñ gisee ne lii di ñëw avantage la ñu waxtaanee population bi mën a délibérer buñ gisee ne loraange la mën nañ joxe seen avis défavorable en ce moment état dina mën ay jël responsabilité xool naka mën a contourner pour dagg mbaa mu wut yeneen pexe mais bu ñëwee rek nga gëm dagg loolu baaxul ma ñëw ci jigéen ñi daf ma laaj fu mu sooxe. jigéen ñi dafa sooxe carrément xam nga dafa am concept bu ñu jaayoon. alalu Ngoundiane ci waa Ngoundiane te su ma jëlee comédie jigéen ñi Ngoundiane dootuñu dem Dakar loolu Mbaye Dione suñu frère à l'époque on le soutenait avec responsabilité et lucidité moo ko waxoon tey la wàllu gën a ay. mais def ko.
maa ngi ko jaar am na ñoo xam ne ñu toog ba léegi ah. déglu ma Daouda bul yàkkamte maa ngi ñëw bu baax Daouda am na ñu toog lu tax ñu toog parce que ñun mënatuñoo dem loolu moo leen toogloo mais du koom-koom bi leen téye Ngoundiane c'est la triste réalité ndax booy jàppale waa Ngoundiane nga voté budget jigéen ñi jox leen ñu koy séddoo ñi ay 10 000 ñi ay 15 000 ñi ay 20 000 nga ne lii mën na tax jigéen toog au niveau de Ngoundiane bañ a dem Dakar loolu ay caaxaan la plupart des femmes dañ koy jël dugal ko ci seen togg ndax itam jigéen ak nu mu bëree yéene lu mu bëggee lu baax bu yoree xaalis dépense bu matee bu matul dina ko matali 4 jours une semaine lañ koy jël dugal ko ci seen consommation mu jeex balaa ngay xam ne jigéen ñu Ngoundiane ñoo son Daouda paiement bi remboursement bu jotee ci war yi ci service kii yi Orange Money yi ci fitna nit nga war ko dimbali di ko teg fitna fii rek la am au niveau de Ngoundiane lu ngeen gis mooy lu ñu war a njëkk def mooy organiser femmes yi ñiy gérer groupement féminin yi yàgg fi lool suñuy yaay lañu mais nee naa sama yaay assuñu noppalu leen bàyyi xale ñi gérer groupement féminin day am renouvellement nga koy rajeunir mu am ay xale yu yéew ak jigéen ñi yéew même bu ñu jàngul ñu dem feneen fii xam àdduna nu muy doxe nga mën na ne former ñu dugal ko seen bopp duñ ko fàtte formation boobu ñu lawal ko ci biir dëkk bi yépp te boo formé ba pare nga boole ci volet accompagnement bu duuf ba am solo jigéen bu doon jot 20 000 muy jot lu mu ne mu 100 000 mbaa nga organiser en sous-groupe ñuy jot fonds bu am solo te fonds boobu lu muy jur ngeen koy denc ba mën a am fonds bu garantie bu am solo boo demee fonds yi ñu financé la 100 millions mbaa yeneen structure bancaire mbaa yeneen microfinance yi mais lii nga koy def Daouda 10 ans 2 mandats amul benn càmbar amul benn évaluation nga jàpp ne lii baax na li ma gëm un bon manager boo yore dëkk am li nga waajal jigéen ñi muy budget boo ko génnee doxal 5 ans nga ne bu may génne xaalis bi dafa am objectif bu ma amoon mooy jigéen ñi Ngoundiane wàcc ci seen coono bay Dakar boo doxalee 1 mandat 5 ans nga gis ne jigéen ñaa ngi gën a dem Dakar da ngay toog nga ne lii naa ko xayma lii laa bëggoon te li ma def taxul li ma bëggoon ma am ko naa toog ak soxna yi ma toog ak ñoom mais nga amaat benn mandat continuer dans le même rythme 3e mandat nga bëgg a ñëw ñoo ko bañ na yem ci 2 mandats moom il est assez compétent il est assez compétent pour être ministre pour être député te bu ñëwee dinañ ko jàppale ndax doomu Ngoundiane la te bëgg nañ ko te lu mu doon suba fierté Ngoundiane lay doon mais nañu bàyyi xale yi ñu gérer la commune de Ngoundiane. mais boo nee 3e mandat man daf may jaaxal. waaw parce que bañ koy fal moom comité rural woon léegi mairie la kon maire bi biñ ko fal léegi benn mandat la. mandat la mandat. waaw moo ñu dënk la nga doxal. waaw Macky Sall sax ñii naan ay 7 ans yi la du mandat la. mandat la ak 2e bi bu mu bëgg 3e la bëgg. kon d'accord nga Macky Sall wala am 3e mandat. non du débat bi. débat bi fii la nan li jënd mairie yi ba pare ñu soog a lijjante Macky Sall. ok voilà. xam naa ne Assane dinañ ci gën a yaatal. waaw xew mi jàkkaarloog yow daf may neex ci li nga xam ne moo di mon candidat face à son peuple dina ma neex. macha allah Assane fi ñu toll xam naa ne campagne bi ñu ngi ci juróom-ñetteeli fan. waaw tey jii lan nga ci mën a wax loo xamante ne franchement gis nga ci am nga ci satisfaction balaa ñu ñëw ci say programme. waaw côté boobu man présenté wu benn programme boo xam ne dëggagum naa ko. côté boobu Daouda maa ngi sant sama borom di sant yàlla. di sant waa Ngoundiane. ok xam nga lu ko waral ñu ngi dégg xeexoo Thiès di ko dégg Dakar di ko dégg feneen Ngoundiane candidat yaa ngi dem ndànk di wax seen programme di waxtaan ak askan wi waaye dégguma benn violence te loolu bokk na ci loo xamante ne man craindre naa ko mais ginnaaw jusqu'à présent ñu ngi à moitié te loolu amagul sant naa suñu borom xam nga lu ko waral nii la war a demee doomu Ngoundiane bu def nag su dul noonu wàcc nga sa ànd Daouda xam nga lu ko waral Ngoundiane dëkk bu ndaw la ñoo bokk ndey bokk bàyyi avant politique bi te day continuer politique bi day jeex lii wéy di continuer ilaa yow mi diin ci àdduna ak alaxira mooy mbokk mi lu ñu bokk te mënuñ ko seddoo je crois que